بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الإمام أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين بالسند المتصل ومنه التطور العبادات البدنية والمعاصي البدنية صورا. من هو من بوكنا ci xam-xam yi nga xamantene nit yàlla yi aarifuna billahi radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñoo ko xam te jagoo ko te ràññee ko te maîtriser ko mooy bokk na ci ilmu xam-xamu ak tatawuri. maanaam tatawur mooy loo xam ne day jaar am étape par étape, loo xam ne day jóge ci benn étape dem ci beneen étape. moo ko waja'alnaakum atwaara wa xalaqnaakum boog atwaara wa xalaqakum maa lakum laa tarjuuna lillaahi waqaara wa qad xalaqakum atwaara. ok atwaar tawra mooy loolu maanaam étape yi par étape, lépp luy jóge ci étape di dem ci beneen étape, loolu xam-xam ya ca aju le fait que muy mën a am mel noonu loola ñoom ñoo ko xam. ba minute bokk na ci tatawuru étape yooyu di muy jël al ibadaatu jaamu yi al badaniyati yooyu ko jóg yaram wal maasi yi ak moy yi al badaniyati yooyu ko jóg yaram suwaran ci seenug melo, maanaam ci seenug melo. waaw maanaam niveau yi ak étape yi nga xam ne moom la jaamu yàlla yi di am ci yaram ak ni nga xam ne moom la nit ñi di moye yàlla tamit, maanaam étape yi ñuy jaar ba processus yi ba jaamu yàlla gi mën a exister ak processus bi ba mooy yàlla bi mën a am, yëpp ay processus la yooyu nag ñoom seen xam-xam la mu ne wa mina bokk na ci almu xam-xamu almudaanayaat mooy ñu ngi jóge ci àll lu ñuy wax addunu maanaam jegeñ li nga xamante ne moom mooy la ñuy jëfee ba pour mën a jegeñ ak yàlla ki ko jóg buur yàlla. lépp loo xamante ne mën naa tax nit ki am maqaam ak dunuwu maanaam moom mooy jegeñ yàlla dëgg-dëgg jegeñ loolu moom mooy maanaam loolu ay xam-xam la yoo xamante ne ñoom wala yi ñoom ñoo ko xam radiyallahu anhu moom mi naa bokk na ci ilmu xam-xamu ashaabil fataraat yi maanaam mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlul fatara. ashaabul fataraat mooy al fatara bu ñu ko waxee mooy période boo xamante ne ab yenent ñëwul maanaam diggante benn yenent ba beneen yenent di ñëw nga xam ne ñoom amuñu benn recevoir uñ benn mission benn yenent ñoom lañu ñoom ñooy ahlul fatra mooy ashabul fatrat. ñooñ nag wax hukmihim ak seeni atte indallahi fa bur yàlla taala fa bur yàlla fi dunya moo xam ci àdduna la wala axirata ak àllaxira. waaw kon loolu moom mooy kon xam-xam yooyu noonu nga xamante ne ñoom ñoo ko amee léegi maanaam mooy waa fatra ahlul fatra kon ñi mooy ñi ma wax léegi ni ñoom dañoo am xam-xam boo xamante ne ñoom ñoo ko jàng ñoom maanaam dafa am seen atte. mais subhaanallah booy xool boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nga dem ci sharh yi ñu shara li aju hadith yi wax ci affaire fatra yi nga xamante ne dafa concerner ahlul fatra nga xool leen nga xool niñ ci tout ce qui tourne autour de dangay gis ne borom xam-xam yi dañu am problème bu mag pour définir pour mën a firi benn aaya yi ci wax wala xadiis yi maanaam mën leen a dajale mën leen a boole xam na lañ leen di boole ba mën a génn dëgg-dëgg yenn àtte yi. ndax léeg-léeg da ngay dégg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd kenn daan ne day dem safara te ci ñooñu la bokkoon, wala mu tudd kenn daan ne moom day dem aljana ci ñooñu la bokkoon, wala ba nga gis alquran di wax ne ñooñu yàlla du mbugal nit feek ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan du ñu mbugal kenn feek wàcc wuñ ci moom yenent alayhi salaam ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam alquran ne li tunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun dañoo waat dañ laa yónni pour nga waar ay nit ñoo xamante ne seen bàyyee kenn waaru leen woon ñoom te ñoom dañoo nekkoon ci ñu yëgati yi maanaam ñoo xam ne dañoo sàgg na nekk dans une ignorance et une négligence totale et cetera. nga xool ak hadith yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw par exemple di wax ne ñenn ñi ci waa ahlul fatra dañuy dem safara ak yu demee noonu maanaam nga gis affaire bi mbir mi day lënt day mujj
maanaam lënt ci bopp boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ba nga xamante ne ñenn ñi comme am na an-Nawawi par exemple moom dafa jàpp ne waa ahlul fatra ñoom ñëpp dañuy dem safara bu fekkente ne tawxid amuñu tawxid nga gis ñeneen ñi ñu ne déedéet dina ñoom ñëpp dañuy dem àjjana parce que yenent wàccul ci ñoom nga gis ñoo xamante ne comme ki yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax kii ñëwoon fan la sama papa nekk mu ne ko sa papa mi ngi safara après sax d'ailleurs moo tax xadis boobu naan abuka wa abi fi naar sa papa ak sama papa yëpp ñu ngi safara xadis boobu lënt ci bopp nit ñi maanaam mais daf fekk ne xadis boobu noonu problème daf cee am ci déjà ci isnad bi donte mi ngi ci Sahih imam Muslim rahimahullah ndax Hammad ibn Salama rahimahullahu taala moo ko solo te Hammad ibn Salama donte imam la waaye en général maanaam dafa am ay tawahumat maanaam dafa bëri dafay faral di fàtte wala muy juum ci ni muy nettalee loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indiwul ci moom benn xadis lu dul mutaabaatan maanaam lu indiwul ci moom benn xadis sax lu dul benn yoon ci raqiqaat yi benn rek la ba pare xadis bi nekkul xadis mu kii bu jokkaloo ba ci yenn situation du morfoo niki noonu imam Muslim rahimahullah doon woon indi ci mu xadis bu lu dul mutaabaat yi maanaam daanu ko woon indi mu nekk cosaan saa yu indee xadisam c'est pour wane ne wax ji ma indi woon xadis bii weesu bii xadis da koy gën a dëgëral kese mais moom xadisam nekkul woon xadis bu muy jëfandikoo di ko utiliser mu nekk cosaan mais daf doon ba pare da doon segg xadis yi mu doon toxalee ci moom mais ala kulli xaal problème même malgré que kon mi ngi ci Sahih Muslim rahimahullah xadis boobu dafa am problème déjà donte mën nañ ko interpréter ne bu ne ko sama baay yeneen bi sa bu ne ko sama papa ak sama papa maanaam moom papam mu daal di wax ne Abu Talib mën nañ ko interpréter ne Abu Talib la et cetera et puis tamit xadis bi ñëw na ci yeneeni riwayat yu baree bari yu nekk ci yenn sunan Bayhaqi yenn mu'jami masanid musnad imam Ahmad rahmatullah et cetera yoo xamante ne amul baatu wa abuka fi naar yooyu amu ci donc maanaam pour wax la ne la maanaam xadis boobu ci boppam dafa poser problème mais terewul borom xam-xam rahmatullah alayhim dañu am problème mu définir dëgg maanaam waa ahlul fatra pour wax la nit yàlla yi radiyallahu anhu léegi nañu maanaam dama def introduction bu ndaw bi ci waa ahlul fatra le fait que mu indi problème ci boroom xam-xam rahmatullah alayhi am na sax ñu wax ne comme ku mel ne al-Hafiz ibn Kathir rahimahullah moom affaire bi dafa problématique ba daf ko beral bi mu ci tafsiram bi daf ko beral partie bu mag gëstu bu rëy pour leeral masala boobu ànd ak loolu moom li mu wax daf ni li gën a dëgër amaan na insha allah mooy bu ñu yónnee maanaam yawmal qiyaamati bu ñu dekkalee nit ñi dañuy nattu ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ahlul fatra ñoom yàlla da leen di nattu bu leen nattoo képp ku réussir maanaam day def benn examen pour ñoom képp ku réussir examen boobu da ngay dem aljana képp ku xam te ne réussiruloo ko maanaam mooy wane ne ku yàlla xam ne yow boo nekkoon fii ci kaw suuf da nga koy wedde da ngay dem safara maanaam loolu la mujj wax hatta al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah bi ñuy wax ci waajur yenente bi sallallahu alayhi wasallam def ne comme ñoom ci ahlul fatra lañ bokkoon dañuy yaakaar ne rek bu ñu leen yàlla nattoo bu boobaa ñoom dañuy réussir njort googu lañ mën a am ci waajur yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais maanaam pour wax la ulama zahiri ànd ak ne ñoom ay borom xam-xam maanaam donte dugg nañ ci tasawuf bi tuuti mais xóotuñu ci comme aarifina billahi yu mag yi ahlul fatra ak bari ñooñu radiyallahu anhum li nga xam ne noonu lañ ci xóote pour wax la ne la maanaam même ñoom maanaam que ni malgré dugg nañ ci tasawuf mais bu dee fiqh bi ak hadith kii bi maanaam xam-xam zahir bi moo ëpp doole ci ñoom loolu dafay tax sax problème boobu ñoom duñ ko mën a régler su fekkente ne ànduñu dem laaj avis wu ak borom xam-xamu baatini loolu yëpp day waral li nga xamante ne moom la imam Ahmad rahimahullah doon def bu daan gàcc ci benn masala am na benn suufi bu mu daan dem naan ko lan ngeen wax ci lii dama bëgg nga leeralal ma ko loolu moom moo tax imam an-Nawawi rahimahullah bu daan gàcc ci yenn masala yi tamit da daan dem ci al-Marakishi rahimahullah radiyallahu anhu nga xam ne moom suufi bu mag la woon wala moo nekkoon sëriñu tarixam moom imam an-Nawawi rahimahullah moom la daan dem pour mu gàgganti ko ci yenn masala yi ànd ak imam an-Nawawi ku ne xam ne ki mu doon maanaam pour wax la ne la problème maanaam ne waa ci masala bii bi tabt maanaam exactement insha allah dinañu indi li ci wàllu yi wax pour ñu comprendre ne exactement ñoom rek ko mën a firi maanaam ñoom rek ñoo mën a génne problème boobu nga xamante ne gars yi ñoom borom xam-xamu zahir yi ñoom bu ñu demee dañuy
ñenn ñi da nga leen di dégg ñu naan oh loolu lënt la boo xam ne man awma ci benn saafara ñi ci des ni ne bon dinañ jéem a xool mais peut-être lii moo gën a dëgër et cetera mais da ngay gis ne mënuñu régler problème bi mënuñu régler problème mu question boobu lu tax mënuñu ko régler c'est parce que tout simplement affaire bi dafa sut seenu lees maanaam xam-xam maanaam masala bi dafa compliqué ci ñoom d'après texte yi ñu ci am amul dara lu leen mën a tax ñu mën cee dogu parce que bu ñu dogoo ci benn texte am na yeneen i texte yu wax presque luy nuru contraire léegi xool leen moo tax ma donc ci pourtant ci même téere bi ci jeexital bi imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu maanaam traité nag question boobu waaye dafa indi waxu kan waxu imam Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu léegi ñu xool lan lañ ci wax ci masala ci waa ahlul fatra bu ko defee ñu xam ne exactement ndekete ñoom ñoo mën a régler problème boobu maanaam ñoom ñoo trouver question boobu maanaam question bi ñu ko posé mu nekk ab question bu ñu posé diggante nit ñi diggante di ko dalee ci taalibe yi boroom xam-xam yu ndaw yi boroom xam-xam yu mag yi ñi nga xamante ne ay kàngam lañ sax ay fóoréer yu fees dell lañ ay imam sax lañ ci domaine u xam-xam yi ak wàllu yi nga xamante ne ñoom aarifuna billahi lañ weesu nañ domaine boobu ñoom ginnaaw bi ñu amee xam-xamu zahir bi weesu nañ ko ba dem ba am xam-xamu baatini xóot ci nekk aarifu billahi yu mag yi radiyallahu anhu ñu xool maanaam ana kan moo trouvé question bi maanaam problème bi bu ñu ko tegee ana kan moom moo am 20/20 léegi lii nii moom mooy maanaam insha allah moom ci ngay xamee dëgg-dëgg ne ni aarifu billahi yi exactement question bi dama ko préféré maanaam fii nii parce que question la boo xamante ne au moins dana servir d'exemple pour li Cheikh Omar radiyallahu anhu waxoon ne fu borom Fathul Akbar yi ñoom duñu topp waxu dañuy wër maanaam duñu topp benn ngir dañuy wër loo ànd ak dëgg fu mu mën a wër dañuy wër loo ànd ak dëgg fu mu mën a wër ba pare tamit dañuy tegtale tamit ne exemple bi mu joxe woon ne imam comme li imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu doon wax naan li exemple ki nga xam ne maftuhun alayhi la ak ki ko nekkul ni ñu mel mi ngi mel ni koo xamante ne maanaam mu ngi mel ni ñaari nit ñu dugg si ci biir nu nekk guddi kii lënd ba kenn ki dugg si moom bëccëg ndar kam ki ci des moom daf cee dugg si waaye guddi la woon wala boog duggul sax ci néeg bi ñoom ñaar ni ñu mënee ni ñu wuutee ci ni ñuy xamee li ne ci biir néeg bi noonu la maftuhun alayhi aarifu billah noonu la ëppee noonu la gën a xamee sharia bi ki nga xamante ne moom du aarifu billahi dafa topp ci ngir yi te ci mazhab yi parfois lu mu dëgër ci analyse am lu mu ñaw da ngay gis différence day feeñ masala bi daf koy illustrer totalement bokk na ci tamit kon lu tax ñu préférer masala bi dëgg-dëgg pour ci question bii ni maanaam mooy day tax maanaam li dëgg sax tax ñu jaar ci téere bi maanaam pour maanaam ñu jàdd ci mooy pour wane ni li Cheikh Omar radiyallahu anhu doon préciser li mu doon wane ci ne maanaam maftuhun alayhi dañoo jagoo ay xam-xam yoo xamante ne yow lépp lu ñu la wax lu la jaaxal rek war ngaa jàpp ne xëy na ci xam-xam yooyu nga xamul la yow ba noppi lépp lu ñu wax même buñ ci wuuteeg fuqaha yi ñi maanaam ñenn ci fuqaha yi parce que mënuñoo wuuteeg fuqaha yi yëpp mais bu ñu wuuteeg ñenn ci fuqaha yi da ngay xam ne ñoom ñoo am dëgg parce que ñoom ñoo ëpp xam-xam lu tere ñoom ñu ëpp xam-xam te ñoom ñooy yéggale nit ñi ci yàlla ala kulli xaalin maanaam illustrer mbir moomu noonu moo tax exactement masala bi maanaam intéressé ñu particulièrement léegi nañ xool li nga xam ne moom la li imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu toxale jëre ci Ibn Arabi ci même téere bii ñu nekk la voilà maanaam ci même téere bii ñu nekk la mais ci jeexital bi mu jeexal téere bi mu tuddee ko aqsaamu ahlul fatara aqsaamu ahlul fatarat maanaam mooy xaajo waa fatara ñi nga xam ne ñoom ñooy ahlul fatarat nde ay xaaj la yu bari duñu benn mu ne ci al-Futuhatul Makkiyya Ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu tudd na mbooloo ci ñooñu noonu mu ne aayul moos ñu tudd ko fii ànd ak maanaam màndaxe ko ci règle sharia yi maanaam ñu xool kon ci règle sharia yi ni mu ci demee kon da mu ne kon dañuy wax ne qaala cheikh rahimahullah maanaam cheikh al ibnu arabi Abu Bakr Muhyiddin
Muhammad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Hatimi at-Ta'i te ñu koy dàqantal ci Cheikhul Akbar Muhyiddin ibnu Arabi radiyallahu anhu nee na xamal ne waa ahlul fatara ñoom ñooy ñi nga xamante ne dañoo sosu maanaam dañoo exister ci jamono ji nga xamante ne dafa am benn dog-dog diggante ñaari yonent kon ñoom jëfewuñu ci sharia yonent bi leen jiitu woon ndax sharia boobu baaxatul doxatul te amul benn sharia boo xamante ne ñëw na ginnaaw maanaam ñëw na ndax beneen sharia yonent bi war a ñëw fekku leen fi kon ñooñ ñooy ahlul fatara comme niñ ko waxee sànq mu ne topp ne ñoom nag ay façon dañoo wuute ci seeni jëf ak seeni pas-pas selon li nga xamante ne moom la yàlla maanaam moom la yàlla ci turam yi manifesté wu ci seen xol yi loolu moo xam nañ ko moo xam ñoom xamuñu ko mais loolu moo tax ñuy wuute li tax ñuy wuute ñoom ci ni ñu doon am seen pas-pas yi ñu doon am ak seen doxale yi ñu doon doxale mooy c'est comme mooy ni selon li yàlla di manifesté woo ci seen xol yi ci ak turam yi mooy comme tubaab yi rek nga xamante ne dégguñu l'islam xamuñu ko yooyu ñooñu noonu wala boog buñ ko déggee ci télé bi lañ koy dégg te lu ñaaw rek lañ ci dégg ak yooyu noonu ñooñu ñoo ko waa ahlul fatara ñooyam ñooñu ak waa ahlul fatara ñooyam moo tax ñooñu selon parfois da nga ciy gis tubaab bu jékki-jékki rek xol bi dem ci njullite ci l'islam ak yooyu mooy yàlla la daa manifesté wu ak turam yi ci xolam ci loolu nga gis ci koo xamante ne moom l'islam da koy bañ du ko sax jéem a gëstu parce que noonu la yàlla manifesté woo ci ak turam yi ci xolam keneen ki nga xamante ne moom bañu ko waaye jàpp ko waaye nag jëf yu baax yi da koy def day def yu baax bëgg na di def lu baax yu bàyyi yenn yu bon yi tout ça ànd ak ne moom jàppul ci benn diine am ñoo xamante ne dañuy jàpp ci diine yi seen maam yi mooy nekk ci christianisme am ñoo xamante ne dañuy dem nekk ci athée ak yu demee noonu maanaam selon di yàlla manifesté woo ci seen xol yi ak turam yi moom yàlla subhaanahu wa taala loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay am waaye waa léegi kon mu ne moo xam dañ koy yëg moo xam dañ koy xam moo xam xamuñu ko ñooñu nag ay mu ne ay xaaj lañ yu bari fii nag bu fekkente ne juum ma tudd na fukki xaaj ak ñaar yoo xamante ne ñoom ñooy waa ahlul fatara gis nga maanaam kon gis nga déjà ni ñu duggee ci masala bi rek ci ngay comprendre ne ñoom li ñu ci maîtriser bokkut ak li gaa yi ci des nit maanaam bokkut ak gaa yi ci des gis nga ñoom gis nga moom bu dugg see rek dafa wax ne boo gisee ñoom ñu wute ay côté bul classé ñëpp teg leen benn côté bul jël ñëpp teg leen beneen côté ay façon lañ ay catégorie lañ maanaam gis nga catégorie yi nii soo ko xamee ba pare nag nga delluwaat ci texte yi li alquran di waxee ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam surtout hadith yi ni ñu doon waxee ci wàllu googu noonu da ngay am une compréhension mais parfaite da nga naan lii rek mooy laaj mooy tontu baa ngi nii waaw léegi mu ne parce que gis nga Ibnu Arabi bi nag radiyallahu anhu dafa bokkoon ci borom xoxom yi nga xamante ne jamonoom dafa wëroon fépp comme ni imam Az-Zahabi rahimahullah def na ko ci Siyar A'lam an-Nubala def na tarjumaam waaw niki noonu imam as-Subki ak as-Suyuti tamit rahmatullah alayhi def nañ ay wax nañ ci moom ay def nañ ci moom ay tarjuma maanaam biographie ak yu mel noonu wax nañ ci moom ay wax yu bari maanaam bokk na ci ñi nga xamante ne maanaam dañoo wër àdduna bi daanaka maanaam fépp fu l'islam mosoon na nekk jamono jooju ñoom ji ñuy dund dem nañ fa jàng ci borom xoxo yu mag ya fa nekkoon moo tax du niveau bu ndaw bi de ñu mag lañ ba pare mboolem boroom xam-xam yi dëppoo woon nañ ci jamonoom que ni amul benn domaine xam-xam lu dul moo leen ci rawoon ba ñu dàkkante la wax yi diin ki nga xam ne moo dundalaat diine ji ginnaaw loolu yépp nag aarifu billaahi bu mag la ñu koy bañ koy tuddee Cheikhul Akbar suufi yi bu ñu waxee Cheikhul Akbar jarul ñuy tudd tur sëriñ bi gën baa mag a mag jarul ñuy tudd tur Ibnu Arabi la xel yi di dem radiyallahu loolu mooy dàkkantalam waaw radiyallahu anhu dégg mu ne kon benn mu ne am na cër léegi première catégorie bi mu ngi nii mu ne catégorie bu njëkk bi mu ne ñoom mu ne dafa wéetal yàlla selon li nga xamante ne moom la yàlla manifesté woo ci xolam au moment bi mu koy xalaat moom buy xalaat yàlla wala moment bu muy réfléchir moom kooku nag moom
boroom tegtal la dalil la boo xamante ne dafa jaxasoo maanaam dafa jaxasoo boo xamante ne à cause de maanaam li nga xamante ne noonu lay xalaate comme kan comme Quss ibn Sa'ida ak ñi mel ni ñoom Quss ibn Sa'ida nag ibn Amr ibn Adi ibn Malik al-Iyadi noonu la tudd bu kenn la ci sage u arab yi bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom wax yu rafet yi ci jamono maanaam ci jaahiliya philosophie quoi. voilà ak non maanaam beau discours mooy ñi nga xamante ne c'est les beaux parleurs les gens les sages voilà 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 donc am na ñu ne sax moom moo njëkk a jëfandikoo baatu amma ba'du waaw ne moom tamit moom moo njëkk a taxaw di wax ak nit ñi ba pare te bant wala jaasi maanaam pour wax rek ni nga xamante ne même ci forme de communication bi ni nga xamante ne noonu la ci doon innover waaw dégg nga dafa guddoon fan nag waaw fekk na jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam laataa ñu koy yónni voilà wax nañu ne dund na maanaam kon téeméeri at ak juróom benn fukk wala téeméeri at ak ñett juróomi benn at ala kulli xaalin ku gudd fan la woon te moom par exemple mu ne ak ñu mel ni moom ndax moom doon na wax ci xutbaam yi maanaam ci waxtaan yi mu doon waxtaan luy tegtale ne moom xelam dafa ñëwoon ba pare doon na xalaat doon na wéetal yàlla ndax daf daan tudd li nga xam ne moom mooy mbindeef yàlla yi ba pare di wax naan maanaam di wax naan yàlla daal moo leen créé xoolal yàlla ni mu dox bindee nangam ak nangam ak nangam et cetera di ci yéemu di wane loolu kon kooku mu ne loolu moom moo tax dañ koy dekkal yowmal qiyaamati mu nekk aw xeet moom kese ndax lan voilà waaw ndax kooku lan ndax toppul nekkul koo xam ne dafa topp kenn ci jëfi sharia yi ab benn yenent ci yenent yi toppul benn yenent loolu moom moo tax tamit yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax comme par exemple ci Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu mooy papay kii la papay Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu kenn ci fukk yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ñoo mooy al-mubashshiruna bil janna fukk yooyu noonu kenn ci ñooñu voilà Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu kenn la ci mooy papam nag Zayd ibn Amr ibn Nufayl nga xam ne maanaam mbokk en tout cas ci même famille yu Seydina Omar lañ bokkoon radiyallahu anhu moom tamit yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne innahu yuhsharu ummatan wahida moom dinañ ko dekkal yawmal qiyaamati mu nekk benn xeet kese waaw xadis boobu mi ngi ci mustadrak ala sahihayn bu imam al-Hakim rahimahullah ci deuxième catégorie bi kon déedéet ci même catégorie bi la kon ñaar ñi nga tudd ci même catégorie ci même catégorie bi lañ bokk parce que ñoom dañoo wéetaloon yàlla selon seen xel dañu dawal seen xel réfléchir xam ne ah lii kat mais am na leer bu leen duggaale en même temps ànd ak ne dañ doon réfléchir ci loolu noonu ne ah lii daal mënul nekk neen yàlla daal lañu war a jaamu moom kese mais sauf que topp ñu benn yeneen topp ñu seen bon sens wax na ne que adduna bi li fi nekk yëpp am na ko créé voilà et que ñii dañoo war a topp yàlla ak yow voilà mais topp ñu benn yeneen mais nag doon nañ xool daal loo xam ne daal baaxul daal ñoom daal nañ ko moytandiku voilà ak yu mel noonu dégg nga moo tax doon nañ moom sax par exemple daan na jublu ci xibla ci jaahiliya ba pare doon na wax naan ilaahi ilaahu ibrahima wa diini diinu ibrahima daan na wax naan sama yàlla mooy yàlla ibrahima bi may jaamu sama diine mooy diine moom ibrahima ala nabina wa afdal salaam te daan na sujjóot tamit loolu moo tax te wax nañu ne maanaam comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne moom da daan ayibal Quraysh da leen daan wax naan waruñu woon a rendi seen yàlla yi ñu leen di rendil déedéet yàlla rek lañu waroon a rendi parce que da doon wax ne gàtt gii nii maanaam xar mi masalan yàlla moo ko bind te moom moo wàcce asamaan si ndox moo wàcce ndox bu tukkee ci asamaan si moom moo saxal gàncax gi nekk ci suuf si après nag yéen ngeen koy rey ci tur beneen tur bu bokkut ak turu yàlla loolu jaaduwul
loolu bon sens da koy dàq moom loolu la daan wax. da ko doon fustiger quoi. voilà da ko doon fustiger te kon loolu moom moo lay wan ne kon moom ah. il était vraiment doué d'intelligence quoi da doon xalaat. voilà moo tax moom sax tase woon nag Yonent bi sallallahu alayhi wasallam laata wax yu bi tamit di ñëw comme kooku par exemple mooy premier groupe bi mooy ñooñu seen réflexion lañ doon àndal. ils étaient doués de raison. ba pare di réfléchir ñooñu mu ne groupe boobu ñoom danañ leen dekkal kenn ku ci nekk yow nga nekk benn xeet yow kese ndax toppoo kenn topp la mais yeneen da ngay nekk xeet yow kese ñooñu noonu dañuy dem àjjana dégg nga am groupe boo xamante ne ñoom dañoo wéetal yàlla kon ñaareelu groupe bi ci la ñu dugg ci leer goo xamante ne daf yàlla moo ko moom daf wa nit ki da koy daj ci xolam munu koo jañ te nekkul koo xam ne dafa réfléchir moom du par réflexion la amee leer googu leer gi dafa wàcc rek ci xolam dégg nga moom xoolul sax ci tegtal buy wane ne lii moom mooy dañoo war a wéetal yàlla ndax nangam ak nangam loolu moom amu ko leer gi rek la yàlla wàcce ci xol bi moom sax bu bëggoon a jañ leer googu du ko mën kooku moom dañ naan foofu ala nuurin min rabbi kooku mi ngi ci kaw leer bu tukkee ci borom subhaanahu wa ta'ala boo xamante ne dafa sell jaxasoowul ak dara kuréel googu nag ñoom dañ leen di dekkal yawmal qiyaamati maanaam ñu nekk ñoo xamante ne comme ñi suuf yi di wax axfiya abriya maanaam mooy ñoo xamante ne yàlla moo leen suturaal ci seen bopp maanaam moo leen nëbb wëllif mbindeef yi ñooñu la ñuy wax axfiya yi ci suuf yi nitu yàlla boo xamante ne yàlla da koo nëbb nit ñi xamuñu ko mais boroom secret bu mag la ñooñu yàlla ci ñooñu la koy boole yawmal qiyaamati waaw nga xamante ne ay nit lañ ñoo xam ne ñoom bu ñu teewee nit ñi duñ leen xam te bu ñu fàddoo it nit ñi duñ leen laajte parce que gisuñu ci ñoom lu tax ñu am particularité wala importance ci biir nit ñi lañu bokk mais ci biir nit ñi la ñu nekk ay nitu yàlla lañ yoolu am na nitu yàlla yu mel noonu ñoo xamante ne bu ñu toogee ci mbooloo kenn du leen jox importance voilà parce que gisuñu ci ñoom benn particularité bu war a tax ñu jox leen importance mais bu ñu fàddoo itam kenn du fi nekk di teew seeni mbir waaw ñooñu noonu groupe bii nii nga xamante ne ñoom it dañoo wéetaloon yàlla ci seen xol ci leer gu yàlla wàcc ci seen xol ci jamono jooju nga xamante ne ñoom dañu wéetal yàlla tawhid bu sell lañ am jaxasowul ak dara te loolu am xel yóbbuwu leen ci am xalaat yóbbuwu leen ci raisonnement yóbbuwu leen ci te mënuñu raisonner sax ba dé bay wane contraire bi pour ñoom c'est naturel nit xam ne yàlla moom moo war a am dañ ko war a jaamu moom rek a wéet ak yu mel noonu ñooñu ci groupe boobu la leen yàlla dekkal yawmal qiyaamati dégg nga kon boobu mooy beneen groupe gis nga teqantaan bi ni mu ko voilà parce que kooku en fait moo ki nga xamante ne moom la loolu la ko yàlla defal fii ci biir jullit ñi benn lañ kooku ñoo daanaka ñoo yem léegi mais sauf que kii dafa fekk yeneen bi saa sam ke fekkiwu ko léegi xoolal keneen ki mu ne am kuréel mu kon muy ñetteel nañ tudd nañ lim ñetteel mu ne groupe boo xamante ne ñoom moom dañoo wàcce leer ci xolam mu am kashfu bu ko yàlla may ci jamono jooju la bokk mais yàlla daf ko wuññil kashfu dévoiler ko maqaama bu kawe wàccuwaay bu mag bi sayyiduna Muhammad am sallallahu alayhi wa sallam mu xam ko mu daal di koy gëm ci monde ci alamul xëy bi mu daal di koy gëmee noonu ndax yàlla daf ko defal fat ko da ko defal ubbil ko kashfu mu gis ko ci saasi xam ne am na waa ju ñuy wax sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy sangu mbindeef yi moom la ñu war a topp nga xamante ne moom léegi day jàkkaarloo mbir mi xam ko ci xam gu leer loo xam ne ci boroomam la jóge subhaanahu wa taala kooku yawmal qiyaamati dañu koy dekkal ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam ñoom la ñuy wax ak danaa'inul xalq maanaam mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi particulier yi ñi yàlla tànnal seen boppam te particulier may leen particularité ndax la ba pare da yàlla daf leen di dekkal ci ñu bokk ci ñi nga xamante ne ci baatiniyatu sayyiduna Muhammad la ñu bokk sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax lan ndax xam gi mu xam ne yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yónni te daf ko yónni ci baatin li ko dalee ci maam aadama ba keroog ñu wol buftu bi
en réalité loolu moo xew Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en réalité moom la ñu yónni li ko dalee ci maam Adama ba keroog ñu wol buftu bi moom mooy yenent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mboolem yenent yi alayhi salaam dañ ñëw remplacer ko moo tax charia yi nga fi gis yëpp ay charia am lañ charia yi nga fi gis yëpp ay charia am lañ sauf que nag dafa am maanaam moom bi mu ñëw maanaam étape bi selon yenent buy ñëw day am lu mu abrogé am lu mu fi teg xataa moom moo tax moom ci boppam bi mu ñëwee dafa am lu mu doon abrogé mais tey ab yenent bu mu fi fekk da ngay nekk wëlbati ku nekk taalibeem Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu amaan na dinañ ci gën a ñëw ci beneen munasabat maanaam ci beneen wax jotaay bu mu ko gën a laaje waaye daal ci gàttal daal loolu la kon kooku moom mooy beneen groupe bi mu am kuréel goo xamante ne waa ñaata groupe lañ wax pour l'instant on a dit 3 ñett waaw ñeenteel bi mooy groupe boo xamante ne dafa topp yoonu dëgg waaye daf koo toppoo woon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiitoon comme par exemple koo xam ne dafa demoon nekk ab yahud wala mu nekk ab nasaraan wala mu topp yoonu moom Ibrahima alayhi salaam wala ba ku mën a doon ci yenent yi alayhimu salaatu wassalaam bi mu xamee ne ñoom ay yenent yàlla lañ te dañuy wootee jëme ci yàlla mu topp leen waaw ba pare tam dañuy wootee waaye nag dañ leen a yónni woon ci ab kuréel boo xamante ne bu particulier lañ ñoom moom mu topp leen ba pare mu gëm leen ba pare topp seen yoon seen sunna ba pare xaraamal ci kaw boppam li ñooña di xaraamal ci seen bopp maanaam lépp lu yenent booba di xaraamal rek moom mu xaraamal ko ci boppam ba pare di jaamoo yàlla li nga xamante ne moom mooy sharia yenent boobu donte nekkul loo xamante ne lu war la ci moom ndax yónni wuñ ko ci moom ah kooku nag dañ koy dekkal yawmal qiyaamati ànd ak ñooña mu toppoon ànd ak ñooña mu toppoon ci jamono jooja kon muy ñaata muy ñeent mu am beneen groupe boo xamante ne moom ñoom yër nañu téere yenent yi maanaam ñoom nekkuñu rek toog rek daal ne ñun de ñii de am na yenent bu ñu yónni woon fii ñoom ñu gars yi nee nañ yahut kii nangam ñu topp yent yàlla Muusaa ñu topp ko wala nasaraan lañ wala yu demee noonu déedéet ñoom dañoo dem xool ji téere yenent yi ñuy indi yi voilà yooyu yëpp te kii téere yi voilà ay tawraat ak injiil yooyu yëpp ñu koy liir ba pare bi ñu koy liir nag ñu gisaale ci teraanga gu màgg gi nga xam ne moom la Seydunaa Muhammad am sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu reconnaître diineem ba pare xam ne ba maanaam ñu xam diineem ba pare xam yool gu màgg gi nekk ci topp Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saa yoo xamante ne feeñal na maanaam moom feeñal na ab yenentaam ba pare képp koo xamante ne maanaam ku ko gëm ba pare dëggal ko li nga xam ne moom la yàlla ba pare dëggal ko gëm ko topp ko ba pare topp li nga xamante ne moom la indi ci teddaa ngay jikko ci jikko yu rafet kon képp koo xam moom mu daal di xam loola daal di koy gëm daal di dëggal ko mais comme amul charia ñëwagul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme ñëwul ba pare yónniwuñ ko moom li muy def rek mooy day seet jikko yu rafet yi rek mu di ko def mais daal toppul benn yenent nag parce que comme moom amul xam nga parce que waru ko amul benn yenent bu ko war parce que yàlla ku mu yónniwul ci yow amuloo maanaam ak topp ko du war ci yow moo tax maanaam moom daal danaan man daal gis naa ne yenent yëpp ki ci gën a tedd mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam téere yi loolu lañ wax man nag gëm naa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bis bu feeñee danaa ko topp waaye nag comme que instant bi topp ma ko ni may def instant bi fi ñëwagul ni may def mooy naa xool jikko yu rafet yi jëf yu baax yi ma di ko def ànd ak gëm sama xol ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam saa yu ñëwee danaa ko topp kooku yowmal qiyaamah dañ koy dekkal ànd ak jullit ñi nag yooyu ñu gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw dégg nga waaye kenn du ko de waaye nag duñ ko dekkal ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi doon jëfe moo xam topp na moo xam waajooju topp na beneen charia ci ñu ko jiitoon wala topp leen waaye daal moom daal danañ ko dekkal daal en tant que ku gëm rek am beneen kuréel moo ko ñaata lañ wax juróom
am beneen kuréel kon bii mooy juróom-benneel boo xamante ne moom gëm na ab yenent boo xamante ne fekke na ko fekkewu ko mais wax nañ ko ay mbiram maanaam boo xamante ne comme par exemple ku ñëw Makka fekk diine imam Ibrahima mu gëm ko alayhi salaam wala mu gis téere kii chrétiens yi wala juifs yi mu gëm leen topp yenent booba moom maanaam mu gëm kooka waaye wala bokk waaw mu gëm ab daal ab yenent bu mu toppoon bi mu ko toppee ba pare Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw nag ñu yónni ko nag faf moom kookit mu fekke ko kooku mu daal di topp diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm ko kooku dana am ñaari fay kooku moom ñaari fay lay am te mooy lan kooku ñaari fay lay am te mooy fayu topp Seydina Muhammad maanaam topp fayu gëm yenentaam bu njëkk ba topp ko ak fay gëm gi mu gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni ko Alxuraan waxe ñii ñu tudd yëpp groupe bii yi groupe yu njëkk yi yëpp insha allahu taala ñuy texe la ñu doon masha Allah ah ñii njëkk ñépp nag dañu waaw ñoom dañuy texe léegi mu am beneen groupe maanaam groupe boo xamante ne moom dafa gàddaay dafa bàyyi saxalul amuk yàlla waaye li tax mooy dafa réfléchirul bu baax waaw maanaam réflexion bi moom moo baaxul en fait waaw poussé wu ko mais nag li tax mooy dafa fekk ne moom ci boppam maanaam ak réflexion moo jafe maanaam moom ci boppam intelligence am moo màggul xam nga tey bëri na fii mais xattaa léegi da nga koy gis ñoo xamante ne dañuy gëm yàlla di ko kii ak yëpp mais seen réflexion poussé wul voilà wala li ñuy xalaat dafay limité day limité waaw comme léeg-léeg ngay dégg gars yi laaj la laaj boo xamante ne dalay leer ni ci maanaam dafa limité réflexion am ci lu ndaw ci partie bu ndaw a ndaw léeg-léeg comme temps yi rek yàggul dara am na ku ma doon waxtaanal xaw ma mu laaj ma affaire bu mel noonu ci kawnu bi voilà daf mu ne lan mooy wane ne yàlla amul jëmm ndax kat lu amul jëmm moom ñun xamuñu ko wala yooyu noonu ma ni ko c'est parce que da ngaa limité yow sa réflexion ci affaire yu simple yi nii mais boo poussé woon sa réflexion di nga xam ne yàlla mënta am jëmm dafa mënta ne en fait parce que fekk ñu doon waxtaan ma naan ko waxa bi di day comme ñoom gars yi effet dañu gëm ne yàlla maanaam yàlla ak amul jëmmam comme li ñoom benn base di wax benn base ci fatawa bi te loolu dégg naa ko Ibnu Usaymin wax ko te da ko toxale ci Muhammad ibn Abdul Wahhab nee na semaine bi moom yaa ngi ci gars yi moom. non vraiment yaa ngi ci gars yi. déedéet du semaine bi non naka jekk gars yi moom temps yi moom gis naa ne que da nga leen kii. mooy benn base. benn base. ci sa mbokk yi la bokk. waaw ci sa mbokk yi la bokk. waaw sa gars yi moom moo nekkoon mufti Arabie Saoudite jamono yu njëkk yi maanaam ba ay 2000 côté yooyu di génn àdduna. mufti mooy la. mufti mooy ki nga xam ne mooy ubbee nit ñi maanaam mooy. nit ñi bu ñu amee laaj bu ñu amee question ci seen diine lu leen jaaxal moom lañ koy laaj. waaw léegi moom moo fa nekkoon nag fële ca Arabie Saoudite waaw moo doon chef ba kilifa gu mag gi foofa moom la woon mu ne yàlla ku ne amul jëmm day nekk yéefir parce que amul dara luy wan ndax yàlla waxu ko yow nga naan yàlla amul jëmm yelloowul ñuy dàq ne yàlla amul jëmm maanaam nekkul ci yoon. Ibnu Usaymin dégg naa ko mu koy wax mu naan Muhammad ibn Abdullah dañu yàlla moom amul fenn fu mu ne amul jëmm bu kenn wax ne yàlla amul jëmm en fait parce que xam nga boo limité mbir mi ne lépp lu amul jëmm maanaam ci ñun lu ñu xam loo xamante ne day ànd ak xel di ànd ak di dox di dem ak dikk maanaam dafa ànd ak xel bokk di gis di dégg di wax am kàddu ak yooyu fokk day am jëmm ñoom noonu lañ analyser mbir mi xam nga loolu mooy xam nga analyse bi dafa gàtt moo tax mais boo analyser woon boo xoolee ne nañ xool beneen côté bi
premièrement yàlla moom waxal na boppam ne moom laysa kamithlihi shay'un yàlla moom dara melul ni moom kon déjà ñun boobu bi waxee aay boobu ci la daggee lépp loo xamante ne war naa tax ñun ñu di ko considérer comme ni ñuy considérer suñu mbindeef yi ñun fii nii loolu benn affaire la mais nañ jël wàllum xel kese parce que comme ñoom ci xel rek la ñuy réfléchir te seenum xel dëgërut nañ ñëw ak ñoom maanaam ci xel léegi nañ leen wax benn affaire kese yàlla xadim la wala du xadim est-ce que yàlla amam am na tàmbali wala amul fu mu tàmbalee buñ nee yàlla ak amam am na fu mu tàmbalee ñu ne leen yéen ay yéeféer ngeen dem leen toogi bu fekkente ne am na yàlla amul fu mu tàmbalee maanaam ak existence am amul fu mu tàmbalee te loolu jullit ñépp ci d'accord boo waa benn question moom mooy am su fekkente ne am na yaram laa budda mooy li mënta ñàkk lépp loo xamante ne dafa am jëmm mooy day am day composé wu parce que mënoo imaginer lu am jëmm te du composé wu hatta atome dafa composé wu ah bu fekkente ne dafa am jëmm mooy dafa composé wu moom mooy lu yooyu noonu composé wu il faut que ñu dajaloo pour mu former wu moom nekk li mu doon te loolu noonu li muy tegtale pour mooy kon am na temps bu jàll te moom amagul woon comme que nag xam nañ ne amul benn temps bu jàll te moom yàlla amul woon maanaam naka jekk dafa mës di am kon boobaa ci la ñu xamee ne amul jëmm maanaam noonu ngay réfléchir rek maanaam réflexion day pousser ñaareel ba mooy lépp lu am jëmm day am place bu mu ne mënuñu imaginer benn mbir mu am jëmm sans nga imaginer waale en même temps que ni am na espace bu mu occuper volume bu mu occuper loolu mënut ne dëgg loolu dëgg bis boo nee ma am na kaye bi existé na rek sama xel mënul taxawal kaye sans mu taxawal en même temps volume bu muy occuper ci espace bi d'accord yàlla nag bis boo nee waxee ni dafa am jëmm li muy tekki mooy dafa am kon espace bu mu occuper te espace boobu mu occuper kon moom moo ko fi war a jiitu parce que mënoo ni espace bi maanaam pour mu occuper espace bi il fallait que espace bi ne fi avant moom mu fi nekk ah ok kon ci kaw loolu ci la ñuy xamee ne ñoom seen wax yooyu waxu caaxaan la wax la joo xamante ne waxu mujassima yi la ñi nga xam ne ñoom ay xërëm la ñuy jaamu képp ku jàpp ne yàlla dafa am jëmm mi ngi toog ci kaw jël tànkam yi teg ko ci chaise. subhanallah même le fait de même de faire ce genre de réflexion là dafa doy waar daal dafa doy waar. waaw mais loolu lañu ñoom loolu la ñuy wax ba pare dañ jàpp ni ki gëmul loolu moom dafa sànku. subhanallah ñoom loolu lañ jàpp de. subhanallah même le fait de imaginer affaire bàkkaar bu rëy ngay am waxuma la. ah waaw mais ñoom dañu jàpp ne yow mi ko gëmul yow da ngaa sànku. c'est vraiment un faux débat. alors que ñoom du faux débat de. c'est-à-dire. loolu c'est un débat très important. mais quand je dis c'est un faux débat ça veut dire la question n'a même pas lieu d'être. voilà. waaw laa bëgg wax ko foofu. waaw ok. waaw en tout cas ci mais maanaam pour maanaam mais ñoom comme seen xel daa gàtt moo tax loolu la Al-Ghazali doon wax radiyallahu anhu wala ak ñeneen ñi boroom xam-xam yi rahmatullah ñoom Ibnul Arabi ñoom Izzuddin ibn Abdussalam rahmatullah alal jami' ñoom loolu lañ doon wax bu ñu nee indi leen boroom xam-xam yi d'accord nañ ci benn affaire bu ñu ne man de boo dee man de tey dama doon dox ci mbedd mi tase na kenn ci ñi nga xam ne seen xel dafa dese nit ñi dañuy xalaat mu des si mooy wahabi yi ak ñu mel ni ñoom xel yi loolu la ñuy xalaat ñenn ñi am na ci borom xam rahmatullah ñu ne déedéet chiite yi la waaye ala kulli haal génnul groupe boobu am na nag ñoo xamante ne ñu ndawaan ñu ne xawaari ji la waaye ñoom it benn lañu rek de toute façon wahabi day xawaari dañuy doon en même temps souvent voilà maanaam pour wax la ne la maanaam am xel da nga koy réflexion bi da nga koy pousser. voilà am na ñu mel noonu am na ñoo xamante ne dañoo amul réflexion bu pousser moo tax maanaam dañ dul mën a xalaat bu pousser ñoom dañuy limité wu trop ci lii ñuy gis rek en face nii xam nga yéeféer bi ne la yàlla amul nga ni ko du tax mu ne la parce que sama papa dee na su yàlla amoon sama papa du dee ndax mbir moom daf ma metti maanaam xam nga kooku mooy moom du xalaat xam nga kooku wala gis naa xale bu ndaw feebar ba dee te deful dara kon nag yàlla amul ndax su yàlla amoon xale boobu du sonn ba dee au lieu moom mu xool beneen côté bi
xam ne yàlla kay moom mi àtta na def lu baax moom moo àtta na def lu ko neex waaw kay loolu day wane ni yàlla dafa am na mën a te loolu day teg est-ce que ñoom réfléchir wuñu beneen côté bi lan moo tax waxuñu ne est-ce que lii day teg kon de lii mu mën a def ku deful dara xale bu juddu tey mu mën koo souffrir loo ba mu dee yàlla mi àttan na def loola àttan na fekk mag moo xamante ne da koo yàggatoon ci kaw suuf mu jàpp ko duma ko dugal biir sawar lu tax xalaate wuñ noonu c'est-à-dire seen xalaat dafa limité. voilà ci benn fee rek ñu bëgg a jël ne yàlla amul. voilà ko par exemple waa ji ne woon imaginer xale boo xam ne nii safara dafa tegu ne. waaw muy raam di ci dugg. waaw dem bu dugg ci wala mu teg ci loxoom gaañ. waaw bu yàlla amul loolu du am. loolu du am waaw kooku xam nga kooku maanaam moom mooy xalaatam dafa soriwul kooku xalaatam soriwul moom daa limité lool ay xalaatam moom bébé bi moo ko moom. waaw ah te jaamam la. mais bu nekkee lii la namm ci moom da koy def. waaw kay jeex lu na tax doo xalaatee noonu. voilà waaye Seigneur mooy sama buur. mooy sama borom moom laa war a jaam. bu nam bu nammee dara ci man mais loolu daf may kii. waaw mënuma ci dara voilà. wax dëgg yàlla loolu mooy lu ko neex lay def waaw. lu ko neex mooy am lu ko neexut du am ala kulli xaal maanaam voilà maanaam kon fii li muy wax maanaam kon mooy am na ñoo xam ne seen réflexion daa poussé wul ci jamono jooju buñ dundee jamono jooju ñooñu problème bii la ñuy am maanaam mooy dañuy mën a maanaam tem ñu dàq lépp luy diine lépp loo xam ne dafa nekk ci gëm yàlla dañ koy dàq waaye fekk la ko waral mooy seenum réflexion ci boppam moo avancé wul moo poussé wul kon kooku beneen groupe la mu ne kooku nag da ngay xam ne kooku ci coobare yàlla lay ne en fait parce que moom daa amul xel mu sori moo tax kooku kooku ci coobare yàlla lay ne bu ko neexee mu duma ko parce que moom amoon na parce que xel mu ñaw du moom la ñuy laaj nit pour mu mën a nekk mu kallaf pour ñu mën ko togg jëf mu nekk majeur parce que nit du def dara ba pare ñu ñëw daal ko punir mu naan c'est parce que man je suis pas réfléchi xam nga rek man dama kaw laa sama xel neexul lool xam nga kenn du ko d'accord voilà par exemple waaw koo xamante ne dafa jël dafa ne médecin lay doon nekku médecin ba pare rey doomu jàmbur yi ba pare naan c'est que damaa dese woon a man mbir mi ko kenn du nekk terewul la nekk médecin daal. voilà kenn terewul voilà wala ba nga ko manul kay loolu la tax nga koy def dégg nga léegi kon kooku mooy benn groupe bi sixième la ñoo xam wala septième. ci septième bi je pense. waaw mu am beneen groupe boo xamante ne moom dafa bàyyi lépp loo xamante ne diine la dafa weddi yàlla mais tegu ko cim xalaat xam nga ku njëkk kee teg na ko cim xalaat sauf que xalaat bi mu poussé wul mais kii da ko tegul ci xalaat waaye daf koo teg rek ci lii lañ fekk suñu maam yi di ko def wala lii laa gis monsieur diw di ko def sama xarit yi laa doon àndal gis naa leen ñuy def nii lii lañ jàpp man loolu laa jàpp wala comme li xew léegi nii conscience populaire boobu nga xam ne maanaam lu nit ñi wax rek yow nga naan on est au 21e siècle lii mooy xew yow doo xool boo xam baax na wala bon na on est au 21e siècle on est en 2012 rek ngay laye loolu du lay. civisme aveugle bi quoi. waaw loolu xam nga du lay nangam baax na ak nangam bon na dañuy xam ba xam baax na fan la ñuy xamee baax na wala bon na. da ngay xool waaw kay da ngay xool nan la ñuy mën a règle yi nga xam ne moom la ñuy xàmmeewee lu baax ak lu bon ngay topp lu baax bàyyi lu bon mais kenn du ko xàmmeewee ci ay on est en 2012 ay il faut être moderne loolu kenn du ko xàmmeewee lu baax ak lu bon. voilà xam nga li yéeme mooy léeg-léeg nga gis non mais c'est vrai li lay wan ne léeg-léeg nga gis vraiment ñu amul xel ñoo xam ne vraiment amuñu xel ak lu ñu mën a doon. maanaam da nga leen di gis ñu am benn affaire boo xamante ne lu simple la question bu simple au lieu ñu résoudre ko par est-ce que baax na wala bon na par exemple tey koo ne ci doo baali am na ñoo xam ne boo leen nee doo baali
xam nga lan lañ lay tegal avec le développement scientifique et technique maanaam wax ma développement scientifique et technique ana la ban rapport la am ak def lu baax ak bàyyi lu bon wax ma ko amuñu rapport xamul mais seenum xel ñurul bar di taal yàlla yàlla sàmm am na ñoo xam ne non mais c'est vrai boo leen waxee yi yu bon yi doo ko def ñoom dañuy jaaxle avec le développement technologique mais ban rapport la alors c'est deux choses bien distinctes. non dañoo amul sax maanaam dañoo amul fu ñuy laalantee ñoom ñaar entre sama jikko rafet na ak sama jikko ñaaw na loolu benn affaire la ak man am naa télé am naa xaalis ak damay yooyu amuñu benn rapport am naa xaalis ak am naa jikko ju baax ak wala ju bon amuñu rapport du tout laalewuñu defuñu dara waaye léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ni ñuy réfléchir baaxul mën naa defar frigo mën naa defar oto mën naa defar rajo mën naa tabax ab kër ba mu baax ak sama jikko baax nag bon na loolu ban rapport la ñëw. c'est comme ni dañuy jël l'évolution de la société. voilà bëgg ci calquer actes yi ñuy def ci diine en fait alors que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. voilà la religion musulmane hein et les lois islamiques sont immuables mooy loo xam ne nii fii lay nekk. ok moom mooy base bi. voilà société bi lu muy évoluer c'est société bi mooy mu war a topp voilà topp mais du société bi voilà surtout que bu dee évolution boobu yow da nga koo aj rek ci maanaam développement économique xaw ma lan technologique xaw ma maanaam mooy genre yooyu ñooñu mu ne attention kii moom day kii moom ku te xeeti lay doon ci luñ joyal du am lay ki nga xamante ne dafa fekkee jamono jooju amul pattar ba pare di xalaatee noonu naan waa dëkk bi yëpp lii la ñuy def man loolu laay def ñii ñëpp ci lii lañ nekk man lii laay ne kooku moom day texee di day dem safara parce que lu tax parce que kooku en fait utiliser wul benn yoon xelam même bu ak lu mu mën na doon day dem safara kooku benn groupe la dégg nga mu am beneen groupe mooy maanaam mooy 8e maanaam mu ne muy groupe boo xam ne dafa xool dafa bokkaale yàlla waaye ci réflexion boo xam ne daf caa juume yoonu dëgg ginnaaw nag ànd ak ne moom fexe réfléchir na bu baax analyser na analyse yu poussé waaye daal ànd ak loolu daal dafa juum di bokkaale yàlla nekk ci kéefër maanaam du yéeféer bi nga xam ne dafa weddi yàlla mais dafa bokkaale yàlla ànd ak ne def na li mu mënoon ci réfléchir mais daal dafa juum kooku nag tamit ci ronu coobare yàlla lay ne bu neexee yàlla mu baal ko su ko neexee mu yóbbu ko àjjana mu def voilà malgré voilà il a fait tous les efforts nécessaires il est quand même dans l'erreur voilà kooku moom ci coobare yàlla lay ne kooku tamit mu am beneen groupe boo xamante ne moom dafa bokkaale yàlla te tegu ko nekkul woon di réfléchir di analyser ak yooyu mais bokkaale na yàlla tamit xam nga kële ñi doon wax fële ñu njëkk ñi am na ñu tudd sànq ñoom dañoo bàyyi lépp luy diini lépp luy pratique religieuse dañ koo baax alors que ñii ñi ngi pratiquer mais sauf que dañuy bokkaale yàlla en même temps ñaari ñu mujj ñi dégg nga mu ne te fekk réfléchir ko moom réfléchirul dara xoolul deful dara kooku tamit day texee di mokkalee yam ki réfléchirul woon fële avant ki taqlid rek mais kii moom moo xam dafa taqlid wala taqlidul au moment où moom réfléchirul xóotalul ak réflexion moom day dem safara moom tamit mu am beneen groupe boo xamante ne ginnaaw ba mu saxalee ci ak réflexion li mu man ci doolee lépp def na ko après mu bàyyi diine ji maanaam moom toog na réfléchir ne xaaral danaa nekk ci sama coin toog réfléchir bu baax ci lan moo xew lan la yàlla def lan moo kii ndax yàlla am na wala yàlla moom dañ koy war a jaamu moom kese wala yooyu def na tout ce qu'il peut pour réfléchir ànd ak loolu yëpp mu daal di finir par wane ni nature bi daal moo fi def boppam moom loolu la xelam yóbbu
kooku tamit ci ronu coobare yàlla lay ne bu ko bu neexee yàlla mu duma ko bu ko neexee mu baal ko mu am beneen groupe mooy koo xamante ne ginnaaw ba mu réfléchir yi ginnaaw ba maanaam moom ginnaaw ba mu saxal na moom waaw maanaam saxal na yàlla mais ci réflexion bu poussé toog na réfléchir analyser ba gis ne yàlla am na ba gis ne dañ ko war a jaamu moom kese ba gis ne waruñu ko bokkaale ak dara waaye ginnaaw loolu yépp mu daal di bàyyi diini ji waaw moo xam nag daf koo bàyyi ndax dafa continuer di réfléchir encore di pousser ay analyse am ba fa sànku wala dafa taqlid maanaam daa topp nekk ci suivisme rek lu nit ñi def rek ñun nii la ñuy gisee mbir mi ñun daal lii lañ gis suñu dëkk suñu maam yi daal lii lañ fi bawoon ñun daal suñu kilifa yi ñu fi xam fii ci réew mii nii la ñuy doxale yooyu noonu moom la topp ba sànku kooku tamit noonu la kooku tam day dem safara kooku kuy texee di lay doon mu ne nag ginnaaw loolu boo fokk kulli di ilmin alim ginnaaw maanaam nekk na ci kaw bépp boroom xam-xam ku ko gën a xam mu ne nag na nga seetantal lii ndax lii ak seetat maanaam imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu mu ne na nga xam lii lu am njariñ la maanaam lu kii la kii bu rëy la analyse la seetantal bu màgg la mu ne nag mu jeexale ko ci wallahu ta'ala alam yàlla rek nag moom mooy ki nga xam ne moom mooy ki xam maanaam boo xoolee kii bi maanaam masala bi dañoo bëggoon indi ko particulièrement pour maanaam masala bi maanaam ngir mu leer te gisuñu fenn fu mu leere fu dul fii masala bi li ko boroom xam-xam yi gëstu yépp liñ koy xóotal yépp liñ koy analyser yépp liñ ciy wax ci rawatina usuli yuune yi ak ñi nga xam ne ñooy jàng affaire aqida yépp ñoom dañuy dugg masala bi daf leen intéressé bu baax masala bii nii dañ koy kii mais boo leen xoolee da ngay gis ne ñoom amul kenn ku ci set def teqantal bu rafet bi en fait c'est masala bi en même temps dafa complexe dafa nekk masala bu xam dafa complexe moo tax parce que dafa laaj ay teqantal mais lii moom boo ko déggee rek da ngay xam ne lii rek lii mooy tontu bi dëgg-dëgg ay waay gis nga boo koy dégg rek di dootul sikki sàkka ci ne lii mooy tontu dëgg-dëgg bi ci masala bi ci ngay xamee ne aarifuna billahi c'est-à-dire au final 11 catégories yu mu def ci affaire bi voilà ñoom ñooy ci bi ñoom la koo gis nag ci waa ahlu fitra fatra waaw ahlu fatra waaw ñu dugg ci 11 catégories voilà ñu ciy dugg xattaa yéefir yi nga xam ne ñoo nekk par exemple ci yenn coin occident yi nga xamante ne xamuñu l'islam wala buñ ko xamee dégg gi ñu ko dégg gi leerut dégg gi ñu dégg l'islam leerut parce que li ñu ko déggee mooy am na benn waay bu tudd Muhammad boo xamante ne sallallahu alayhi wasallam nee nañ am arab la woon daal moom daal nee na daf yenent lay mu waaye daal moom caaxaankat la da daan xeex moom rey nit rek lay wax et cetera baar la maanaam moom déggee baat bu mel noonu rek la xamee l'islam xamewu ko leneen te jullit ñi jóguñu wax ko l'islam est-ce que xam ngeen ni bépp yéefir bu dundandoog ñun yàlla dinañu taxawal yawmal qiyaamati laaj ñu lan moo tax nekk ñu woon ay jullit suñu dëkkandoo bi ñu dëkkal fii ci même étage bi yàlla dinañu laaj yawmal qiyaamati lan moo tax nekkul woon jullit yàlla nañ ko wax ah waaw premier rôle bu jullit bu xam li mu war a ni muy bu xam ni ñuy raisonner loolu tax jàng aqida nekk le point bu essentiel mooy première chose bi ñu jàng tawhid ak li ci aj ak li ko wër yàlla dina la laaj lan moo tax sa xarit bi nga xamante ne yéen a daan ànd suba ngoon guddeeg bëccëg mu lay seet si nga koy seeti ab yéeféer la lan moo tax yow nekk moom nekkuloon jullit sa responsabilité ci loolu waaw du bu nekkee yéeféer du yow rek mais am nga ci responsabilité waaw mais par responsabilité mais ça loolu rëy na de mais dëgg la wala du dëgg parce que yeneen yi alayhi salaam loola tax yeneen mais xoolal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñoom ni ñu leen sonale woon parce que tout simplement lan lañ leen doon reproché kenn reproché wu leen parce que li ñuy wax du dëgg de
kenn reproché wu leen parce que dañoo maanaam dañoo mal civilisé kenn reproché wu leen parce que daanuñu participer ci société bi ci activement ci économie bi liñ leen doon reproché mooy baatu bi ñuy wax nit ñi ne leen nañu jaamu yàlla kese loolu lañ leen doon reproché moom lañ leen doon sonal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi radiyallahu anhum embargo nañ leen 3 ans ba waa Banu Muttalib ñoo bokkoon ci Banu Hashim ak Banu Hashim boole ci ak Banu Muttalib ñoom ñu embargo leen embargo boo xamante ne 3 ans la nga xamante ne mujj gi lii lañ doon lekk deru gëléem yi yu fënax yi moom lañ daan jël rek dañu fekk gëléem bu dee ba fënax yi der bi noonu yi nga yax yeeg der rek ñu fexe nuñ koy baxale pour mën a am lu ñu lekk wala xobu garab yi pendant 3 ans parce que dafa metti woon ñe et cetera ñu ne ñu luñ leen mais yeneen yi ñu doon boo liiral alxuraan nga xool ku wax taxaw di woote jëme ci yàlla lan lañ lay def bu fekkente ne yow da nga naan non du wax kenn yëf yàlla parce que yëf yàlla moom boo ko waxee nit ñi dañ lay jàppee nanga heureuse léegi kay tane na léegi booy wax waxu yàlla kenn du la def dara mën nañ laa rek xas maa ñu wax la wax ju ñaaw wala yu demee noonu. mais avant dañ la doon duma bu baax ah oui ba nga xam ne. waaw waa ji du jullit te moom la wax laa teer tuur. waaw. ngay jël ko kii ko dagg baat bi teg fee. waaw. waa ji loolu la wax Galilée loolu da la wax. waaw gars yi rek teer tuur. mais yàlla dina la laaj le pourquoi ah sa dëkkandoo bii nasaraan bee wala yéefir bii nekk woon jullit oustaz Barham ñu nettali xew-xew bu mel noonu hafizahullah mu ne ba ñu nekkee fële ca Makka mu ne ñoom dañu toog ñu jékki-jékki toog di voilà ginnaaw tawaaf nañ def nañ seen yenn affaires yi ñu toog ci kaaba gi noonu nee na jékki-jékki benn jeune homme américain ñëw nuyu leen ni leen yéen ñii depuis kañ ngeen nekk ay jullit ñu ne ko ah depuis toujours ñun on est né musulman ci lañ juddoo nangam mu ne est-ce que daaw géej heure bii nii fekkoon na ngeen xam yéen man li ma xam ba nekk jullit ñu ne ko ah xam nañ ko kay mu ne nag kon xam leen benn affaire mu ne leen l'islam ak Coca-Cola lan moo ëpp valeur l'islam ak Coca-Cola ban moo ëpp valeur mais xanaa l'islam mu ne waaw mu ne te ñun américains yi fexe nañ ba publicité Coca-Cola ba fépp lañ koy jëfandikoo léegi yéen mënoo leen fexe ba publicité l'islam sama maam bi dee daaw gi yàlla dina leen laaj lan moo tax nekkul woon jullit parce que bu xamoon man li ma xam tey dana dee buy dee day nekk jullit yàlla d'accord loolu amul l'islam de ay noo xam nga diine nag moom looy dund ci sa coin rek la loolu yàlla d'accord ci de bañ na ko ba lépp lu mu wax ne loolu la ñuy def waxal ak nit ñi lay wax yi xoolal alxuraan li muy wax nañ liir alxuraan ngeen delluwaat ci xadiis yi ku gis ci yéen lu bon nan la koy def nan lay def da koy dindi ak loxoom bu ko mënul mu def lan ak làmminam premier rôle loolu la nit ki noonu charia lépp maanaam boo xoolal alxuraan ni muy waxee rek woola nit ñi ngeen jëmale leen ci diine ci yooyu yëpp loolu la ñuy wax muñ leen li leen ci fekk ngeen defee ne jihaad ba dem xeexi ji dóorante ay jaasi ñu dóor la nga dóor mu dee mbaa nga dee ngeen defee ne loolu dana am su fekkoonte ne digle lu baax ak tere lu bon doon c'est que léegi digle lu baax ak tere lu bon rek dañuy bañ fi mu toll lan mooy problème bi ñu doon wax sànq les années 70 là avant ak avant waxuma du tàmbaliwul avant lan moo tax problème yi nga gis ci société yi am te du suñ société kese lan moo tax
xam nga fan la problème bi jóge woon mooy c'est parce que digle lu baax ak teral lu bon moo wàññeeku woon kese xoolal Kébémer bon Kébémer Sénégal d'une manière générale xoolal la fa xew bi affaire yi gars yi di commencer au moins di duggaat ci diine ji ndànk-ndànk mooy moment bi nga xamante ne moom la ibaadu yi commencer nekk di def ay conférence di wax ci diine jege loolu la sinon digle lu baax ak tere lu bon c'est comme si amul woon daana ko gisati daana ko dégg sax ay jigéen ñi da ngeen a war a muuru mees yi ngeen di def baaxul mais yooyu boo ko daan wax mais dañuy jàpp ne da ngaa dof sax mais ki dafa feebar wala dafa dof wala il est est-ce qu'il réfléchit est-ce que ça va là ici kii est-ce que boobu bi baax na loolu la ñuy wax parce qu'il est saint d'esprit quoi. voilà ah oui digle lu baax mees baax ay joxante loxo góor ak jigéen ñooy daa xaraam non mais gars yooyu boo ko da ngay xaw a nëbbatu sax lan moo ko waral muñ demee ba ci société jullit ñi moom la affaire boobu nekk luy jaaxalaate lan moo waral loolu yëpp lan moo ko waral benn mbir rek ko waral benn mbir mooy digle lu baax ak tere lu mën lañ baax te woo nit ñi ñu jëw dugg ci l'islam kooku obligation kenn ku ci nekk la obligation kenn ku ci nekk la li nga xam ne moom la ñu war a def mooy ni gars yi hey bu leen ñu fontoo amul juif chrétien ñoom nekkuñ ci diine li ñu nekk baaxul te loolu mooy dëgg lii dëgg mooy loolu ñoom ñëpp li ñu nekk baaxul benn diine moo am ci yàlla mooy inna diina inda Allahi islam mooy l'islam mooy diine ci yàlla yéen loo leen jàpp yéen a xam mais yàlla moom lii la jàpp ne mooy diine ñaareel bi mooy sharia yàlla bi dafa leer nañ topp sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa ràññeeku nit ñi ci loolu lañ leen war a woo te loolu dafa ràññeeku nit amul droit gis mbokk jullitam mu nekk ci loo xamante ne dafa ñaaw te du ne ko hé lii du ni amma su fekkente ne nag tout le temps même nit ki moo koy wax wala ñaari après mujj gi xam nga la ñuy def dañuy defe ne waa jooju ci yëmi boppam moom moo soof c'est vrai mais moom tout le temps moom mooy kaas alors que c'est le rôle de tout un chacun kenn ku ci nekk loolu la waroon def dañoo dégager seen responsabilité ci les faits qui concernent les faits de la société. Voilà. Les faits yoo xam ne nii c'est des faits individuels. waaw yoo xam ne ni sa responsable daf ci engagé ñun dañ ci décharge suñu responsabilité. léegi société bi noonu la mel. si gisoo dégg ko de sa tête. waaw xaaral déggoo li Pape Makhtar Kébé mu ne Alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu bu daan wax yéen mu ne gis ngeen bu ñu naan ooy góor gi li muy wax dafa bari góor gi li muy wax dafa waaye amul li muy wax dafa rëy dafa bari wala ñu naan xale yoo koy waxloo ah tey ne Alaaji Abdou nga naan xale yoo koy waxloo ah mel ni moom dëkkul ci dëkk bi di xam liy xew ba mën a wax taxaw ne lii du nii lii baaxul lii dañ ko war a bàyyi lii dafa dañ ko war a def nga naan wooy moom li muy wax dafa bari xale yi ñoo koy goxloo rek te loolu xam nga lan moo ko indi mooy le fait que tout simplement fi mu toll gis nga booy wax yenn affaire di dig di wax yenn yi ne baaxul nit ñi dañuy jàpp yow dañ naan la yow ab extrémiste nga. ñu koy dégg moom bëri na moom. dañuy wax ne yow ab extrémiste nga yow ko nit ko koo xamante ne maanaam yow dëppoowuloo ak jamono nit ñi loolu lañ lay wax. jullit ñi bi ñu bàyyee di woon yéefir yi ci l'islam bi xoolal léegi li xew yéefir yi dañu commencé jàpp ne ñoom ci li ñu nekk noonu la yéefir boo xam ne jàpp nañ ci li ñu nekk noonu la nga jàkkaarloo moom yow waxoo ko dara déjà première chose da nga war a xam sa diine dëgg la boo xamul nag moom bul wax bul dugg ci débat fekk xamoo dara yow boo xamul xamal ni xamoo nga yem foofu nga dem jàngi boo paree nga doog a wax parce que sinon da ngay gën a tax kooku mu gën a réconforté wu ci li mu ne ci caaxaan yi mu ne képp ku xamul bu mu wax na noppi moo gën
non parce que peut-être ki ngay waxal moom argument bu nekkee yow xamul da lay laaj. waaw ba pare bu paree day gën a dëgërul day jàpp ne loolu la surtout bu fa ay nit nekkee ndax xam nga lu tax ndax day yow da ngay daal di wëlbati dëgg def ko caaxaan jël caaxaan def ko dëgg te yow yaay machine bi ñu utiliser pour def loolu moo tax il faut faire gaffe ci affaire boobu ku xamul moom bu mu wax léegi nag ginnaaw ba xattaa ci naafeq yu mag yi ñii gars yi boo tasee ñoom te xamoo li ngay wax dañ lay dajji de ah non dañ lay dajji yu méttee métti après nag yow nga daal ñu daal di réconforté woon ak ñoom ci seen caaxaan yi ñu nekke wan nit ñi ne leen ñun li ñu nekk muy dëgg parfois dañuy utiliser seen popularité wala ñu utiliser le fait que ñu nit ñi xam leen wala ñu utiliser yooyu noonu la ñu utiliser ñu utiliser seen yenn statut yi fekk li ñu wax dara du ci dëgg xamuñu sax li ñuy wax ñoom mais il faut nga dajji leen loolu nag moom moo tax dafa ràññee ku xam dëgg ku nekk mu soobu ci yoonu jàng diineem xam ko xam gu leer bañ di sukkandikoo ci nee nañ il paraît que man dégg naa suñu mbokk yi neen lañ wax wala ñun fii nag lii lañ xam ci dëkk bi réew mi moom lii moo fiy dox di bañ a sukkandiku ci yooyu bañ a sukkandiku waaw man daal am na ay kilifa yu ñuy dégg ñuy wax nangam ak nangam loolu du lay yooyu du ay lay ak ñun fii kat nii lañ ko gisee suñu kilifa yi lii lañ déedéet diine dañ koy xam dafa am source yu leer nañ alquran mooy source bi ak xadis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp kàddu boo dégg leneen lu dul lii loolu tuddul xam-xam imam ash-Shafi'i radiyallahu anhu nee na kullal ulumi siwa alqur'ani mashghalatun illa alxaditha wa illa alfiqha fi ddiini alilmu ma kaana fihi allafdu xaddathana fama siwaahu fa waswaasu shayatini bépp xeetu xam-xam lu ñuy tuddee xam-xam ci diine te du alquran caaxaan la lu ñuy neenal la ba mu des ñaar mooy xadiis bu leer ak fiqh ci diine mooy compréhension bu leer naññ ci diine boo xam ne ci diine lay tegu di tegu gu leer bépp nag baat bépp xam-xam boo xamante ne baatu xaddasanaa da caa génn day leer de xam-xam day leer diw moo wax diw nee na yeneen bi nee na sallallahu alayhi wasallam loolu mooy xam-xam xam-xam bi tukkee na ci alquran bu leer sunna bu leer bu leer wala bokk lu ñu jëlee ci yooyu wala ijmaa boroom xam-xam yi waaye waxu boroom xam-xam yu mag yi moo tax ñuy wax bu ma kenn indil fii waxu benn Samba Ndiaye ba pare naan ma ah non mais c'est vrai bëgg ma gëmloo ne ma loolu waxu boroom xam-xam yi la boroom xam-xam dañ koy xam boroom xam-xam day ràññeeku du nekk rek ne parce que mooy waajo dëkk Tivaouane wala mooy waajo dëkk Touba wala ca Ndiassane moom lañ fa xàmmee ràññee loolu tekkiwul boroom xam-xam boroom xam-xam day leer naññ li mu lay wax day leer wax yii day tegu ci alquran ak xadis bu leer bu mu la mën a citer moom ci dënnam ne la alquran bi lii la wax xadis bi lii la wax boroom xam-xam yi nii lañu wax lii lañu wax waaye yow di wax say wax loo xam ne moom waa ji moom ci boppam bi wax ji tegul wax ji ci benn aaya teg ko ci benn xadis wala bu ko tegee ci aaya wala ci xadis na mu ko firi baaxul nga bëgg maa gëmloo ne ma boroom xam-xam la parce que mooy doomu diw wala sëtu diw kooku moom kooku caaxaan la xam-xam day leer maanaam non mais c'est vrai dañu toll ci jamono joo xamante ne il faut que wax ji di leer il faut appeler chat moom kenn du ne loolu di nuroog xaj wala muy nuroog segg te bu tuuti kenn du ko wax parce que boo ko waxee am na ñoo xam ne xamuñu luy segg ba nga naan loolu di nuroog segg te bu tuuti boo ko waxee ah am na ñu xamul luy segg neel muus rek ñëpp xam nañ muus moom boo ko waxee ñëpp xam nañ ko fii tam la mbir mi tamit noonu la il faut appeler chat mbir mi mu leer non mais dëgg la maanaam il faut mbir mi leer xam-xam wax lay doon yoo xam ne du nit ki mooy toog di def ay waxi boppam ay di rafetal di utiliser ay expressions yu rafet ak yooyu loolu c'est pas important ce qui est important mooy lii jógee na ci alquran bu leer xadiisu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam
tukkee na ci waxu boroom xam-xam yu jëkk ya attention ñu jëkk ña lañ wax ñoom ñu d'accordoon ci loolu moom moo mat a bàyyi xel moom moo mat a bàyyi xel yàlla nañu yàlla sàmm amiin yaa rabbi. waaw amiin. xam naa ni waaw xam naa ñu waaw yam foofu insha allah xam naa parenthèse bi nag amoon na solo. waaw parenthèse bi amoon na waaw solo. mais yàlla na yàlla fay la. amante ni bokk waaw. wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa baaraka fiikum.